ku ne suñu Sénégal neexul danga yenu loo attanul ku ne suñu Sénégal neexul danga bëgg loo moomul ku ne suñu Sénégal neexul danga nopp ku la nobul ku ne suñu Sénégal neexul danga liggéey loo mënul boo bëggee borom alal yi dëkk nga dëkk te yow amagoo alal ni boo bëggee lu borom alal yi sol nga sol te yow amagoo alal boo bëggee lu borom alal yi lekk nga lekk te yow amagoo alal boo bëggee lu borom alal yi mel nga mel te yow amagoo alal dëkk bi ku nekk ak li nga yelloon dëkk bi ku nekk ak li nga tolloon dëkk bi ku nekk ak li nga méngoon dëkk bi ku nekk ak li ngay nuroon dëkk bi ku nekk ak ki nga juboon dëkk bi ku nekk ak ki nga déggoon dëkk bi ku nekk ak ki ngay xuloon dëkk bi ku nekk ak ki ngay xelloon dëkk bi Sénégal mosula naqari ndax lu waay di xeeb nit a ngi ne siiw jot ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di sàggane nit a ngi ne siiw yem ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di gedd nit a ngi ne siiw mos ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di jaay nit a ngi koy jënd di may asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle fas yéene waxtaane coow bi nga xamante ni souvent da ngeen koy dégg muy litige foncier bu Guéréo litige foncier nag ci commune yeeg gox-goxaat yi bari na mais tey ji daañu waxtaane faram fàcc litige foncier bu Guéréo ñooñu nga xamante ni ba léegi ñu ngi laaj seen suuf exactement mbir mi naka la demee fan lañ toll ci dossier bi xeex bi ba fan lañ ko daal di fas yéene yeggale soutien bi nga xamante ni FRAPP France Dégage mu ngi ciy soutenir les victimes du collectif de Guéréo Ndos ak tamit ñëpp ñi nga xamante ni ay victimes lañ ci wàllum litige foncier lépp daañu ko waxtaanee tey ji ak Amadou Ndione bokk ci collectif des victimes de Guéréo Ndos ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. waaw maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant. di sant waa réew mi di leen ñaanal jàmm. ci feebar bi nga xam ne moo dugg ci réew mi yàlla def ci jàmm ba daxal ñu ko. bu ñu mën a dellu ci suñuy activité amiin di gërëm suñuy kilifa diine yi di gërëm njiitu réew mi nga xam ne tey jii moom la ñu jox réew mi dénk réew mi yàlla defal ko jàmm bu mu mën a ànd ak mission am mu def li nga xam ne moom la sénégalais doon ko xaare. Bonne mission.
waaw parce que nangu suuf jàmbur yi mooy mission bi. dañ lay tooñ tuuti après peut-être ñu laaj la exactement lan moo tax ngeen tëral collectif des victimes de Guéréo collectif bi déjà lan moo ko waral ba ñuy ñëw nag ci problème bi fondamental nga faram fàcceel ñu carrément litige foncier bu Guéréo naka la demee. waaw ma am fu ma tàmbalee. ci mbir mi. sama frère jaar na fi. jamono yu mbir mi di gën a metti. ma di ko nuyu de passage. di nuyu Front Lutte Doyna avec Guy Marius Sagna ak bépp victime bu nekk ci Doyna. maa ngi lay ñaanal yàlla sa jafe-jafe. yàlla dogal mu nga dëdd ko ci li nga xam ne moom mooy li dal sa kaw. ñun nag. Front Lutte Doyna bi léegi ñuñ boole ñoo ñëpp pourquoi Front Lutte déjà Doyna lu ko waral. waa Doyna. mooy ne nangootuñu ku mel ni ñun waa Guéréo Ndos. ñu jël suñu suuf ñu ne état doy na parce que mbir mi ëpp na am na loo xam ne duñu ko nangu si ñoo xam ne ñoo bokk réew mi. ci ndénkaane bi nag mooy président Macky Sall lañu dénk. lii dal ci kaw njabootam la dal njabootam boobu nag am nañu droit ñu ne ñun day lii bëggatuñu ko dégg ci anam bii mooy askan bi juddu di naxarlu seeni alal. si anam boo xam ne nekkul. loolu moo waral ñu ne doy na. maanaam li dal waa Guéréo dal ñeneen ak ñeneen. ngeen boole ko yëpp ne doy na. mais est-ce que ñi nekk ci collectif bi yëpp parce que yow peut-être c'est particulier après dinañ ci ñëw est-ce que depuis ñu sóobu ci xeex bi ngeen ànd ci ak Guy Marius Sagna nekk activiste est-ce que am ñi nekk ci collectif bi am nañ gain de cause est-ce que dossier yooyu judiciairement wala dossier yooyu est-ce que am na avancé parce que gis nañ à chaque fois Guy dafay def ay conférences de presse ay sorties et tout waroon ngeen def marche récemment mais est-ce que bi ngeen demee ci Guy ñu dajale leen ngeen def collectif Doyna est-ce que gis ngeen ni am na évolution dossier yi nekk foofu. waa yàlla dogal na ñun bi ñu duggee ci Front Lutte Doyna. dossier yu bari saa yu ñu ko yëkkatee rek ci mbir mi si kamuy dal ak ka koy séq ak victime bi dinañ gis jéego dina ci am. kuy mel ni tey jii ñun suñu problème. tey jii président jël na dogal ne impôt et domaine situation Guéréo réglé ko le plus rapide boote avancement am na ci nit nag mënoo xeex dara. te avancement du ci am boote day mel ni ñun dëkkatuñu ci réew mi. te ñuy citoyen sénégalais. kon am na ñeneen ñu nekk ci collectif bi seen dossier avancé. waaw am na ñu ci avancé parce que. tey jii duñu doon nangu ñu lay joxoñ baaram chaque jour. ci benn mbir. saa ñu jógee ñu yëkkati sa tur ci mbir mi boote yow mbir mi da nga koy sooxantal te nit ku nekk da nga war a jox sa cër sa morom. ci li ngeen bokk rawatina nag bu ngeen bokkee réew mi. kenn warul lor kenn ku ci nekk war na xam fi muy yem moroomam te muy kàddu yu wér te nit ku ci nekk di ko yeewaale sa biir kër moytu tooñ. te tooñ baaxul ñun nag yàlla dogal na impôt et domaine bi ñuy pré suñu manifestation ñu wooñu nañu ci ndigalu président ñu dem wuyu ji bi ñu demee ñu waxtaan mu xamal ñu ne président nee na ñu régler situation Guéréo. voilà après dinañ ci ñëw ci solution bi mais collectifu Guéréo ñan ñoo ci nekk. collectifu Guéréo ñi ci nekk mooy paysans yi. ñi xam ne tey ji ñoom moom yàlla dogal na suuf bi depuis seen maam ñoo ko mu nekk seen loxo ñu si jariñoo ak seen njaboot. baneen ba ci tegu mooy foofu am na ay lotissement ñoo xam ne dëkkuñu Guéréo te ñu ñëw pour dëkk ak waa Guéréo am fa seeni parcelle ñii ñoo daje ñu créer collectif ba mbir mi dalee suñu kaw. ngeen boole yéen ñëpp ànd di xeex mbir mi pour situation am. léegi mbir mi naka la demee. litige foncier wala problème foncier je sais pas voilà. waaw mbir mi ni mu demee dañoo xëy benn jour. ci membre de l'État ñu ñëw village bi ñu ñëwee village ñu gis chef de village. un jour ban année. 2018 lañ ñëw ñu déclarer chute bi
ne am sud bi kat président def na ko décret. conduire ko ci turi commune Somone te Somone moomul suuf bi Guéréo moom suuf bi Guéréo bokk ci commune Sindia bi mbir mi amee mu nekk lu ñu jaaxal Somone mi nga xam ne tey jii moom lañ ci tudd mais mënoon na ñàkk parce que Somone xam na ne suuf bi moomu ko ñu nag moom lagin bi moo dox suñu diggante loolu moo waraloon nag ñun ñu jox ñu ne lii de duñ ko bàyyi li tax duñ ko bàyyi mooy bu ñu conduire suuf bi ci turu commune Somone te Somone moomu ko bu pare def ko décret jox ko benn tubaab boo xam ne moom 2018 lañ génne décret bi. 2018 lañ génne jox ko Somone te bokkul ci Somone Guéréo fu mu bokk. Guéréo ci commune Sindia la bokk. déjà boobu mooy premier problème. waaw beneen bi ñun ci la ñu yëglu dem xool dem ci suñu commune laaj leen problème bi am nii ndax yéen a ngi au courant ñu ne ñoom yëguñu kenn mësu fi ñëw signaler leen suuf bi. botte nag li bu amee ñoom dina leen jaaxle. ñu ne nag ñu dem fexe gisi yenn autorités yi xam ne yaakaar nañ ne suñ ci taxawee dinañu faj mbir mi. ñu dem gis leen wax leen mbir mi saafarawul ñu organiser wu ci sud bi. def benn point de presse. def déclaration xamal état ne ko li nga bëgg a def ànduñu ceek yow. maanaam mooy kii bi Guéréo bi mu dem boole ko ci Somone. waaw voilà. bu paree def décret suuf bi. jox ko benn privé. ko kan la ko jox. Decameron moom hôtel Le Baobab. hôtel Le Baobab mu ngi jàkkaarloog sud bi. sud bi ci boppam la jàkkaarloo. li mu soxla ci suuf bi mooy lagin bi moo dox seen diggante. sud bi nag toll woon na ci 52 hectares. am na paysans yi am na ñi xam ne tabax nañu seen i kër bu pare. am na ñoo xam ne morcelé nañu di bëggoon di préparer pour tabax seen i kër. jotuñu leen tabax ci la décret bi ñëw ñun ñu croiser les bras. 2 ans yoo xam ne ñun defuñu benn activité ci suuf si mooy paysans yi doon bay. mais luy firndeel ni yéen a moom suuf si ci naka. mais xam nga loolu yëpp. non foog nga expliquer ñu xam vraiment lan moo tax ngeen. di xeex naan suñu suuf. waaw suñu suuf. boo déggee loolu. tey jii. ñun ñëpp ay sénégalais lañu. lu jiitu suñu juddu dañu fekk suñuy waaju suñuy maam yi di fi bay. nekk ak suuf bi di ci dund. tey jii suuf bi bu fekkee ne moomeel la ci këyit état moo war a def loolu ku ci nekk mu ne la li nga yor te nga ci def say activité te nga ci def loo xam ne pour dundal sa njaboot fexeel def lii ak lii nga am ci wàllu këyit mais état defu ko. mais nag ñun mais suuf bi lan mooy firndeel yéen a ko moom da ngeen ko occupé noonu comme ça. mais su fekk waaw wala da ngeen am ay këyit yu leer parce que sànq yaa ngi wax am na ñeneen ñu ñëw jënd ci suuf bi am seeni parcelles et tout ci collectif bi la ñu bokk donc naka la demee yéen da ngeen am këyit yuy wane ni suuf bi yéen a ko moom qu'est-ce qui s'est passé. mais suuf bi ñun moomuñu ko ci anamu si wàllu këyit bu dee këyit. état dafa teg këyit. ñun mënuñu am bu dee këyit yéen amoo leen këyit. amuñu këyit. kon lan moo tax ngeen di laaj suuf si. suuf si fekk suñu maam di ko bay te Sénégal ñu xam ni muy doxe am ni suuf di tëdde tey jii koo dem di seetu suuf foog nga dem ci kii nga xam ne moo ko doon jariñoo nga dem ci moom mu mën la jox suuf bi nga am ndigal mu jox la suuf si mais tey jii mënoo fekk suuf boo xam ne borom nekk ci activité nga pare nga bëgg a ñëw nangu ko. loolu amul mais léegi kon ñu fa jëndoon ay parcelles wala tabax comment ça s'est passé. mais ñooñu. dañu def délibération ñu morcelé borom tool yi morcelé seen tool joxe ko. ci anam boo xam ne ñu am këyit ci turu commune Sindia boo te am na foofu loo xam ne ñun. est-ce que loolu yoon la. du yoon amoo këyit nga morcelé say tool. jaay ko ñoo ña nga ko jaay am ay këyit. mais président. moo taxawoon jam ñaajo mu ne. képp ku soxle suufu jàmbur demal ci borom ñan ñooy borom paysan bi nekk ci suuf si lu jiitu moom muy juddu. 1940 ba léegi mu nekk ci suuf si
def 40 ans ci suuf si. kooku lan la ñu mën a wax. mais taxul mu moom suuf si. waaw mais loolu propriété état la. mais propriété état la. état ko moom heure bu ko soxlaa mën na ko jël. état nag bu koy jël. état xam na li ko war xam na devoir bi muy fexee joxe suuf bi ñun bañuñu ku jël suñu suuf mais ci ban anam nga koy jëlee. léegi yéen suuf boobu lan ngeen fa doon def exactement da ngeen fay bay exactement. dañ fa doon bay. ba 2018. ba 2018 ñu ngi fa doon bay ba léegi nii am na ñu fay bay mais am na ñoo xam ne bayuñu si biir depuis problème bi am bayuñu ñenn ñi taxaw nañu parce que bii problème bi amee dëgg dañoo taxaw. te lu jiitu décret amoon na fa jamono président Ablaye Wade. mu indi gàllankoor comme ni paysans yi toog di xaar. maanaam suuf si buñ ko joxee béykat yi duñ amati fuñ béyee c'est ça le problème. non parce que béykat yi boo xoolee léegi mbay na mu doon demeetu ko. te sud bi dafa am lagine bi am géej bi léegi nag mu nekk loo xam ne. dëkkuwaay. gis nañu ne dëkkuwaay mu ngi engagé wu foofu léegi mënuñu lu dul ñi bëgg a dëkk. léegi ñi xam ne dañu taxaw pour projet. ñu fexey am projet wax ak ñi nga xam ne ñoo téye suuf bi muy paysans yi ñun foofu la ñu nekk parce que suuf bi mënuñu ci def leneen mbay lañ si mën a def activité benn ak projet te ñun moment yi ñu toll ñu def projet ñëpp jariñoo ñun loolu mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg. mais est-ce que mën nañ ko comparer ak li nga xamante ni moo amoon ca Ndingler. maanaam li waa Guéréo di dund est-ce que mën nañ ko comparer ak kaawu Ndingler. non bokkuñu. kaa yi bokkuñu ba léegi. Ndingler ak Guéréo bokkuñu. luy différence bi ñee dañu nangu seen suuf jaay ko comment dirais-je milliardaire boobu ainsi de suite yéen tamit ne ngeen dañoo nangu seen suuf jox ko benn borom hôtel. waaw. léegi kaawu Ndingler Babacar dafa ñëw. Ndingler. pour bëgg suuf si 300 mètres carrés mais pour sédiment la woon waa Ndingler muy jilaax la ñëw mais comité rural Sindia ñoo def délibération bi mais ñoom bi ñu defee délibération bi jilaax daf ne ñoom projet bi mu bëgg a def noonu fekk sédiment la bëggoon a toxal foofu ñoom ñu ne ñun day xamuñu lu dul mbay mais nag xamuñu yaru ginaar mais nag commune Sindia moom moo def délibération bi bokku la nag ak suñu problème ñun ak Ndingler bokkuñu problème. ñun suñu problème mooy dañoo xëy état joxe suuf bi. si suñu turu commune yëgul. suñu commune yëgul ñun population bi yëgul. kenn jaay leen doole daal. kenn ci population bi yëgul. mais nag xëy na état bu fekkee ne moom daf ne moom mooy priorité. ci li nga xam ne mooy alalu askan bi dañuy am foo xam ne dañ fay taxaw jàngat mooy état bii ñëw si kan la war a ñëw mooy war na yëgal ki nga xam ne moom suuf bi ne ko lii de soxla naa ko si sa alal nii lay demee mais war na mën a am enquête. donc consulté wuñ leen bi ñuy jël suuf si. consulté wuñu ñu fenn. ka ñu jox suuf si mi ngi def ay activités wala actuellement defagul dara. non defagul dara. def dara gi mooy ne fokk mu ñëw wax ak ñun. lan la fa bëgg a def. hôtel. dafa bëgg a tabax. waaw tabax hôtel mu ne projet lay def te moom jàkkaarloo ñoo moom ba léegi état moo ñu wax ne projet lay def foofu muy hôtel. ñun nag jàkkaarloo ñoo moom mais nag suñu gouvernement bi wax nañu ñu ci tuuru. président Macky Sall xamal ñu ne projet la boo xam ne Guéréo mën na ci gagné. ci naka. mais su defee hôtel. mooy créer na emploi te tey jii gis nañu fi réew mi toll problème mu emploi daf fi jafe Guéréo dina am lu mu ci bénéfice. loolu dañ koy nangu mais nag le reste mooy ci loolu ci wàllu ci suuf bi. les 12 hectares. est-ce que yéen jàpp ngeen ni su tabaxee foofu hôtel bi est-ce que réellement waa Guéréo ñoo ciy bénéficier wu ci emploi yi est-ce que loolu am ngeen ci comment dirais-je am ngeen lu ci wóor lu dëgër lu ngeen mën a jàpp. wala dañ leen koy naxee.
ku ñuy nax ñu toog ki nga xam ne moom la président chargé mission mbir mi ñu toog ak moom muy impôt et domaine toog wax ñu lu leer lu jóge ci kilifaam mënuñu lu dul gëm waxu kilifaam ak moom mi non fi may waxee dama maa ngi ñëw naxe projet amul parce que projet moo tax ñu def décret bi def projet moo tax décret bi juddu bu du woon projet décret bi du juddu botte nag ñun mënuñu gëm loolu mais projet bi ci ban taxaw lay am ci paysans yi ak collectif bi moo waral nag ñun ñu waxtaan ak impôt et domaine ñu ne ko nag lii ci projet bi bu amee ñun collectif bi ak paysans yi ñun ñooy gérer projet bi ak le groupe des Cameroun mooy ne lii lañ ci bëgg activité bi xam ne tey jii ñi doon nekk foofu di napp seen en canne à pêche dañuy continuer seen activité ci lagen bi deuxième bi mooy ñi doon def pàntu ci dex bi dañuy continuer seen activité baneen ba ca tegu mooy ne population bi dañuy am accès foofu képp loo xam ne tey jii Guéréo war na ci bénéfice yu mooy première mooy ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy victime ñoo si jëkk bénéfice yu ak population bi botte nag ñun projet bu duggee ñun xam nañu ci taxawaay bi ñu siy nekk duñ ci waxu fala dañu wax bind ne lii la ñu namm lii la ñu bëgg ci projet bi. léegi à part hôtel bi lan ngeen bëgg ci suuf si des lan ngeen wax ak état bi. non lii des ay terrain jàmbur la. dañ ko morcelé parce que loolu dafa bokkoon ci 52 hectares yi. li ñu morcelé la noonu dafa bokkoon ci 52 hectares yi. léegi nag 12 hectares yi. moom mooy li ñu yaakaar ne loolu mooy li nga xam ne morcelé wuñu ko ñu ne moom la paysans yi téye woon loolu. mooy ne bu ñuy joxe loolu la ñuy joxe. parce que loolu laa doon laaj maanaam bu ñu tabaxee hôtel bi kon léegi paysans yi baykat yi fu ñuy bayee parce que peut-être Guéréo mënuñ dund sans bay. Guéréo mais suuf boobu rek newu fi. Guéréo am na yeneen suuf. bu dul boobu. kon loolu tax ngeen di yëngal comme que am na yeneen suuf. mais nag ci alal ci ay loxo la newoon dinañu yëngal ci ay loxo parce que ni mu ñëwee mbir mi ni mu ñëwee. yow bu doon yow doo ko nangu kenn du la fekk sa biir kër na la lii sa kër gi dama koo soxle ci ban anam di nga mën a yow sama kër boo ko soxlee ci ban anam nga koy jële ñun loolu lañ doon xaar parce que loolu mooy ne yow nga ne li nga bëgg a def ci kër jàmbur mais foog nga waxtaan ak borom mënoo xëy def ko. bi problème bi amee kan ngeen gis kan ngeen waxal. non waxtaan nañu suñu autorité gis suñu autorité def ay jéego. def manifestation. bi ma porté xeex bi ñëw Dakar ak Guy Marius Sagna. si la situation yi décanté wu de. mooy kañ. mooy bi ñu nekk defee suñu préparé suñu manifestation avant tabaski. si lañ ñu woo. si la doog a am benn avancé quoi. benn avancement. si la ñu impôt et domaine woo ci turu président Macky Sall. boote nag fi ñu toll situation yi. mooy ne. lépp li ñu warloo état mu ngi def li warloo ñun paysans yi. mais est-ce que état nekkul di leen nax ba am li mu bëgg. ma wax la benn affaire. maanaam nax leen voilà buñ taxawalee hôtel bi waa Guéréo voilà jeunes yi ñoo ci bénéficier wu dinañ si liggéey ainsi de suite nga ne waa d'accord su dee loolu la d'accord li des ñu bay ci ñu dem ba taxawal seen projet andi ñeneen casé fàtte waa Guéréo. non est-ce que nekkul ci processus boobu la ñu toll. non juste pour ngeen arrêter xeex bi ngeen di xeex. non xeex bi. xam nga ñun bu ñu neexoon du ñu xeex. parce que xam nañu lay xew ci suuf bi du ne da ngay ñëw jël ko ci nii ñun dañu pare démb tey soog a ñëw. ci naka. mooy ne suuf bi ci mystique wala lan. sur tous les plans. ci côté mystique. parce que suñu alal la. waaw dañ cee nekk xam nañu fi ñu teg suñu tànk. mais nag kii soxla foog nga ñëw ci ñun boo ñëwul ci ñun li nga bëgg du sotti ñun foo la ñu wékku. kii ñëwul ci yéen te la mu bëgg am na ko. am na ko lu tax ñu yegg lu tax ñu yegg fi ñu yegg nii. mais 2018 ak léegi yàggul. 2018 ak léegi ñaata la. 2018 2 ans la. 2 ans 2 ans da nga ko xeeb. mais booba ak léegi projet am taxaw na peut-être day ñëw commencer ay travaux li mu am kay bëgg na ko. non mënul àgg rek taxawal travaux parce que yow non état nan la koy joxe priorité waxtaan amul état du def. ma ne état jox na ko ay këyit yu leer. état joxagu ko këyit yu leer pour mu ñëw taxaw parce que état ñun joxaguñu këyit état foog mu jox ñu këyit
waa ji mën a implanté wu ci sud bi. loolu mooy yoon. état du violer loi. kon état naxu leen. état xalaatul sax mais Amadou fan nga mën a teg ni état du Sénégal lim leen dig nii dana ko respecter ci affaire Guéréo. non dina ko respecter que les jeunes de Guéréo les populations de Guéréo dinañ bénéficier wu ci projet hôtel boobu nga xam dañoo nangu seen suuf jox ko benn privé lan ban garantie ngeen am ci état wu Sénégal. àddina ba mu sosoo waxtaan moo ko moom. mais boobu ba léegi li nga wax mooy. impôt et domaine rek ñoo leen woo. mais impôt et domaine. mbir mi ñoo leen woo. non impôt et domaine ci tuuti la ñu ministre sangam woo na ma. non ministre président dalal nañu ainsi de suite. non ministre woo mënuñu woo. président mooy mbir mi. président lu tax woowu leen. président mais daf ñu boole koo xam ne moom moo ko teg fi mu nekk. léegi ban garantie la leen waa impôt et domaine jox. impôt et domaine ba ñu ñëwee wax nañu ne lii état day lii la dogal pour ñu régler situation yi. régler situation yi ñu ne leen benn mooy nañu fexey annuler décret bi. état nañu mënuñu annuler décret bi. lii état nee na lii mooy dinañu leen defaral ku ci nekk këyit. waaw pour ci turu si sa suuf. ñu jox la ko. ku nekk dana leen defaral këyit jox la nga xam ne yaa moom fii suuf bi ku ko soxla ñëw ci yow. beneen ba ca tegu mooy li nga xam ne mooy projet bi li ngeen wax ne 12 hectares yi xam ne moom la paysan yi téye wala maximum 11 hectares yooyu la ñuy jox waa ji mu def ci hôtel mat na hôtel ñun loolu la ñu ñëw taxaw ak impôt et domaine def si jéego nañu dem leen lever ji sud bi ñu dem lever sud bi indil ko ak képp koo xam ne am na foofu ñu jël këyit yi jox ko impôt et domaine botte nag mbir mi. yow bul jàpp ne mbir mi naxe am na ci mbir mi naxe amu ci. ñun xam nañu fi ñu teg suñu tànk xam nañu. yéen xam ngeen ni fi ngeen jàpp foofu la. waaw xam ngeen di ngeen jot seen i këyit. si lu wér. xam ngeen ni il suffit ngeen am seen i këyit voilà suuf si ku ko soxla ca borom këyit yooyu lay jaar. waaw leen na leen ni borom hôtel bi bu tabaxee hôtelam population Guéréo ñoo ciy bénéficier wu. au lieu que ñuy andi ñeneen ñoo xam ne bokkuñ Guéréo. c'est sûr. parce que dañ si wax bind këyit. tënk. kon xeex bi jeex na. xeex bi jeexul la. kañ ngeen gis waa impôt et domaine. non impôt et domaine depuis avant tabaski ba léegi ñu ngi gisee ak ñoom ñu ngi gisee ak moom ñu ngi dégg ak ñoom ñu ngi leen di laaj dossier bi fu mu em ñu ngi dem bu pare di dem ci paysans yi. di dem di gis paysans yi wax leen fi ñu toll ba bii mujjee weekend ça fait 2 weekend si weekend bi si la ñu dem yëpp leen kayit yi. nu leen diw day moo yor këyit yi ku ko soxle ci ñi xam ne mbir mi moom la concerne nga dem ñu photocopie la nga jox sa njaboot. mu liiral la li xam ne moom moo nekk ci protocole d'accord bi botte nag la ñuy def leer na parce que du ñu indil loo xam ne population bi suba dañuy am sikki sàkk donte alal bi suñu alal la mais Guéréo ko moom ñun ñu ngi si biir. kon léegi Amadou seen xeex jeex na tontu woo ma de. suñu xeex jeex na. seen xeex jeex na. wala xeex bi mi ngi doog a tàmbali. non ba ngeen jot seen i tàmbaliwul parce que waxtaan moo ko lal. waxtaan bi yegg nañu fii ñun ñu ngi toog di xaar. pour di suivre. mais Amadou instant bi ay waxi kese lañ leen wax de comme ni ko tubaab di waxee. les écritures restent les paroles. xam nga yow yaa jàpp ne waxu kese la. du waxu kese. ba ma boo ma waxoon jot nañ suñuy këyit. mais jotaguñu këyit yi mais këyit yi ñu ngi ci liggéey bi. waaw parce que mais dans combien de temps. non parce que dossier bi dem na Mbour moom mu ngi bokk ci département ñun ñu ngi bokk ci département Mbour. commune Sindia impôt et domaine bu Mbour ak cadastre ñoom ñooy wàcc sur le terrain ñoom ñooy def études yi jébbalaat ko impôt et domaine fi mu nekk ni foofu lañ toll. botte nag mbir mi. amatul loo xam ne dañ siy sikki sàkk dañu siy teg suñu loxo te di ànd ak ñoom ak di ànd ak état di xool. li nga xam ne état mu ngi koy def ñu tabax fa hôtel bi. hôtel bi mënul ñàkk. xanaa waa ji mu dellu gannaaw. bu fekkee ne bëggul nag keneen ñëw ñun nag dañ ne ak mbir mi fi mu toll. moom moo kon kay yéen loolu ngeen bëggoon ay genre chantage ngeen doon def Amadou. mais nekkul askanu. non bul wax chantage askan wi moo leen taxoon jóg. non. du bul wax chantage wala yéen yi nekk si ko dañ leen dig dara si hôtel bi tax ngeen bëgg a seral affaire yi. état moo indi projet. waaw ñun indiwuñu projet de. waaw bu doon ma ne xanaa waa impôt et domaine wala dañ leen woo am lu ñu leen dig ci projet borom hôtel bi. borom hôtel bi moo amel paysans yi mais paysans yi ameluñu ko. suuf bi joxewuñu ko ni
joxe ko noo xam ne moom dañ koy jox mu dem. mais yéen début bi nanguwu leen woon pour ñu kooku taxawal fa hôtel bi parce que bi ma njëkkee invité sa frère bi fii ak yeneen collectif yi bari na mais déjà dañoo nanguwul ñu tabax fa hôtel di nangu suufu paysans yi di ko jox ay privé comme ça se passe un peu partout au Sénégal loolu ngeen nangul woon mais su ngeen demee ba en un moment ngeen d'accord ci hôtel bi peut-être ça pose problème parce que waa Ndingler ñoom dañoo bañ ba tëdd ci naaj bi. waaw xam nga mais ñoom seen suuf rek soxlawuñ milliard. soxlawuñ dara ñoom seen suuf lañu soxla. xam nga yow da nga visité wul mais yéen xam nga lan mooy sa problème. yow visité wuloo sud bi. demoo si sud bi ba nga xam sud bi guddi mu toll lan la man. yéen daal yéenay laaj. suuf waaw non ñun yéen a wax suñu suuf. waaw xam nga suñu suuf. buñ ko waxee mooy ne dañ si nekkoon démb ak bërka démb di ci jariñoo. bu ñu demee nag ba état moo ñu yilif ñun ñëpp. mais état bu defee lu dul arrangé wuñu dañ naan kan lii arrangé wuñu d'accord ñu seeg yow ànduñu seeg yow. ñun loolu la ñu def ñun ñu ne état bu fekkee daf ne projet bi day am lu muy jëriñ dëkk bi ñun te paysans yi li ñu yor morcelé wuñu ko amul ñu ci dëkk dañ naan kan lii paysans yi yor nañ ko jox pour projet bi état wax ñun loolu la ñu def te loolu pour ñu joxe ko mooy ne. waa ji day ci charte yu leer. waa ji day ñëw jënd. ci borom tool yi. d'accord day ñëw jënd ci borom suuf bi. muy paysan yi suuf yi lay ñëw jënd. li mu soxla foofu. li mu soxla. ok te soxla boobu mooy ne du am intermédiaire. voilà mooy paysan yi. ak collectif bi ñooy nekk ci mbir mi keneen du ci dugg. moo tax ñun ñu ne Mame Boye. maanaam dañ leen defaree seen kayit ba noppi. léegi même kooku bu soxlaa fu mu def hôtelam day ñëw ak borom kayit yi wax ak ñoom ba ñu jaay ko. moo mënagul def dara. te jàkkaarloowul ak borom tool yi ba ñu waxaale ci prix ba juboo mu soog a ñemee def hôtelam mënu ko. mais dañoo bëgg a sacrifier seeni tool ndax xaalis. non xam nga yow ba léegi da nga demul ci sud bi quoi te dinaa la fa yóbbu incha allah. d'accord xam naa ne boo fekk lu may dégg waa Ndingler di ko wax ñoom seen suuf rek moo leen amal solo en tout cas ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal Amadou Ndione bokk ci collectif des victimes de Guéréo Ndos ñu ni mel di xeex comme rek ngeen koy déggee ci gox yu bare seen suuf litige foncier am foofule ñu laaj la lan moo waral ngeen jékki-jékki ñëw ci Guy Marius Sagna wala ñëw ci mouvement Frapp France Dégage pour mu soutenir leen ba tax sax ngeen mën a am benn débouché bu tuuti par rapport ak litige foncier boobu lan moo ko waral yéen a dem ci Guy wala Guy moo ñëw ci yéen. ñun. man day dama combat bi dama ko porté wéet ci. yow kese. ma wéet ci parce que wéet bi xam nga lan moo tax. mooy dama déparé Guéréo autorité yi xam ne ñoom laa seqal département bi kenn waxul ñi ma seqal région bi kenn waxul ma ne na ma dem fii président di yeewoo ma mën fa sama combat mu yëg mu xam ne Ndione bu Guéréo mu ngi fii ma ñëw ànd Guy Marius Sagna dem jox ko sama décret bi nga xam ne moom. nga ñëw gis Guy Marius Sagna. waaw lan moo la guidé ci Guy Marius Sagna. parce que xamul tax. da nga koy gis ci xeex yi wala exactement. dama gis position ci réew mi li nga xam ne tey jii moom bénéfice wu ci mais réew mi ñu ngi ci bénéfice ngir li muy wax te nit ku nekk loo ñàkk xam am na wax boo xam ne bu jubee muy kàddu dëgg da nga koy nangu. nga ne man nag Guy mi moo ma ci mën a génn moo ñu ci mën a génn. waaw man moo ma ci mën a génne. nga ñëw fëgg porte Guy. waaw sama nawle la ma ñëw fëgg portam ñu mais nag man maay priorité. moom maay porte xeex bi mu topp ci. parce que demuma mu xool rek ne kaay ma ñu xeex. dafa dem gëstu dossier yi càmbar ko ñun demewuñu ci Guy ne Guy kaay xeex la ñu. déedéet Guy day càmbar. xool ba xam jar xeex ndax lii suñu. ndax lii amul loo xam ne am na manquement. parce que du dugg ci loo xam ne xamu ko. man noonu la coytooy sama dossier te defe naa li mu def ci man noonu la def ci ay nit parce que dama ko woon photo yëbbul ko photo décret bi lii xew ci yëpp. ci mbir mi mu xam ko mu ne ma léegi lan mooy sa position ma ne ko man sama position mooy nañ ma yëg ci li may dox. te ma koy doxal pour sama population man xaaruma ci kenn parce que man ba may def dama ko def. ngir ngëm-ngëm. donte sama waajur am na fa mais Guéréo na ci bénéfice man Guéréo moo ma ñor gis nga collectif bii nga xam ne tey jii moom la ñu nekk
li mbir mi di dal suñu kaw yëpp si Covid bi dañu génne plus de xaalis bu bari 2 tonnes ñu yóbbul ko population bi te pourtant état moo ñu teg loolu. te loolu jàppale nañ ko population bi parce que dañu xam ne ñun ak population bi ñooy dëkk te mën nañu def yeneen ak yeneen yoo xam ne ci biir dëkk bi. mais nag ñun du ñun ak état amuñu lu ñuy fayante état juum na rectifier na njuumteem. dañ koy am ngeen avocat ci dossier bi. Maître Sarr. moo leen di jàppale Maître Moussa Sarr. oui. da ngeen ko fay wala fayoo leen ko. dossier da nga koy joxe noonu da nga koy maye. parfois ma dégg ñu naan Maître Moussa Sarr am na dossier yoo xam ne da koy défendre kenn du ko fay moo tax ma leen di laaj. ñun suñu dossier fay ngeen xaalis bu bari. ñun suñu dossier dañu fay xaalis. bu bari. dañu fay xaalis non duma la wax lii lu ñu fay. doo wax ñaata ngeen fay Maître Moussa Sarr. mais en tout cas daal fay nañu suñu dossier. ngir mu défendre ñu ko. te yoon moo ñu may nañu wutil ku la défendre. jeex na def nañu ko. ci anam bi nga xam ne moom luñ ko. te am ngeen satisfaction par rapport ak Maître Moussa Sarr ni mu taxawee ci dossier Guéro. waaw taxaw na ci en tant que avocat. amuñu lu dul rafetlu ko. jël na engagement am ñun li ñu warloog moom def nañ ko ba mu mët sëkk. ñun li ñu warloog Maître Moussa Sarr def nañ ko ba mu mët sëkk. moo tax nag mbir mi dara soofuñu ci. yàlla dogal na nag. ñu wooñu avant résultat Cour suprême di génne. état wooñu waxtaan ñu fekk état mu wax ñu ay proposition yoo xam ne arrangé na paysans yi. arrangé na état ñu fekk sa état. loolu daal def nañu ko ci mbir mi te di wax ne mbir mi mbiru Guéréo la mbiru population Guéréo la ñun mënuñu lu dul li ñuy def mu leer waa Guéréo. ñun duñu duggal projet boo xam ne Guéréo dina leen ump. lépp dana leer. lépp dana leer. pour intérêt wu askanu Guéréo léegi naka nga gisee Amadou Dione problème mu litige foncier yi nga xamante ne am na ci réew mi parce que li dal Guéréo dal na ay dëkk yu baree bari temps yi rek dalaloon naa fi waa Bambey ainsi de suite yi ma si dalal ci problème mu litige foncier kenn xamul nañu toll. naka nga gisee souvent problème mu suuf bi am Sénégal jël nañ suñu suuf nangu nañ suñu suuf jaay nañ ñu doole jox nañ ko tubaab bi jox nañ ko privé yi jox nañ ko milliardaire bi un peu partout ban jàngat nga ci am. xam nga jàngat bi ma ci am mooy foog président jëlaat ay mesures gis nga mbir mi dafa ëpp loxo. te bari na ci mairie yi xam nga ñun dañu yuuxu. ci suufu Guéréo. dem ci média beeg. mais am na yeneen suuf yoo xam ne noonu la lëjee woon ci Guéréo. ba population bi taxaw ci. mais bu léegi amuñu satisfaction. leerul ci population bi te ñi ko def ñu nekk ay conseil nekk maire te li nga xam ne moo leen warloo askan bi duñ ko mos a leeral. parce que mënuma d'accord tey jii nga ne projet dëkk daf ciy jariñoo mais projet boo xam ne kii nga xam ne moo wut sa projet bi xamul dëkk bii nga xam ne moom laay wut projet bi. est-ce que loolu yëfu njub la. te dafa am yoo xam ne suñuy maire yi ñu ngi koy def. rafetul. moo tax ñun ñu bëgg président Macky Sall wallaay wa rasul na tëgg élection locale yi parce que am na maire yoo xam ne force ñu dem. parce que amaluñu askan bi njariñ. te ñooñu ñaar mooy population bi ñoo leen di sanctionné. gis nga ni daal yooyu maire yi dañ ci tax répp. dañ ci tax dafa am maire yoo xam ne taxawaay bi leen warloo ko askan bi dañ ko deful. gis nga nit ba nga soxlee ci askan bi nga dem askan boobu dara warula umpale ñoom. seen suuf boo ko jëlee war nga dem wax noo ko jëlee am na ay projet yoo xam ne ñun am nañu cas bu demee noonu le cas de Ndombo 2015 ci Guéréo mais projet bi kenn porté wu ko ñëw ak Guéréo commune porté wu ko. nii les conseils te li si gën a garaaw mooy nan la ñuy mën a joxe Sonatel hectares yu toll noonu population bi newuñu au courant mais ci ñoom ñu xam ñi xam ne ñoom moom suuf si ñu dem seeti leen te yow mënoo indil projet bi population bi te Sonatel dafa ñëwoon pour jënd pour ay emploi am mais loolu du projet mais nañu leeral population bi ne leen lii day Sonatel daf ko soxla ci seen suuf. ñoom ñu ñëw population bi toog projet Sonatel bi waa Sonatel toog ñu wax ne ñun day suufu Guéréo la ñu mais suuf si boobu ba léegi yow benn conseil jënd vidéo ne def nañu délibération si 200 hectares jox Sonatel 160 hectares. lu des 40.
40 yooyu gisuñu ko ma dem fekki beneen conseiller laaj ko délibération Sonatel nan la mu ne ma Sonatel 150 hectares lañ ko defal délibération 100 hectares yi moom la Sonatel jël 50 hectares desu fa 50 hectares yooyu leerul ba léegi ñun leerul suñu diggante commune depuis 2015 ba léegi projet boobu ñun ñu ngi koy wax ñu ne projet te bu léegi leerul si population ñun genre projet yooyu duñ ci dugg ñun li ñuy indil dañuy indil askan bi lu leer parce que askan bi la ñu am parce que nit da ngay tiitaroo sa waa dëkk ñuy am cofeel ci yow ci sa wóolute si sa njàmbarte parce que newuñu ay yaafus mais nag mënoo nangu kàddu askan bi bu pare nga nekk yaafus nekk nag intérêt personnel nga koy doxal parce que yooyu moo jeex ci àddina mooy askan bi nañuy xam lii leen war sa diggante ak ñoom. Amadou presque pratiquement temps bi jeex na juste 1-2 minutes moo ñu dese ñu bàyyi la nga tàggatoo lancer sa dernier appel par rapport ak dossier bu Guéréo. waaw maa ngi remercier ñëpp di la sant bu baax. di sant Front Lutte doy na ak Guy Marius Sagna di sant waa collectif de Guéréo Ndos di sant waa Guéréo di sant samay waajur di sant ñi xam ne tey ji mbir mi jaraloon na leen lu ne mais nag ñuy ñaan impôt et domaine ñu baral mbir mi tubaab bi na ñëw wax bu manul mu joge mu dandu état moo ko fi teg mais état na wax ak moom mu ñëw gis borom tool yi li ko warloog borom tool yi mu def ko ñun loolu la ñuy xaar te ñu ngi rafetlu bu baax ci ñëw bi ñu ñëw fii di ñaanal rajo bi mu yokk ba gis ci boppam te ñu gën a fexe xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk gi ñu ko bokk mooy war nañu am lu ñuy sóoraale suñu diggante ak suñu nawle mooy ku ci nekk war nga am looy dox te mu nekk sa mission te lépp mu sax ci jàmm coow am na mais juboo day am mooy bu fekkee ne xol yaatal nañ ko mooy dañuy juboo mooy dañuy teg li nga xam ne mooy lii gën ci askan bi ñu def ko ñu nangu ko loolu daal laa amoon lu ma ciy wax maa ngi lay remercier di remercier waa rajo bi bu baax di remercier samay xarit samay soppe samay am di jàmm yi di remercier samay frère ak samay soxna. ayca mi ngi noonu ñu ngi koy remercier bu baax a baax Amadou Dione bokk ci collectif des victimes de Guéréo Ndos nekk ab litige foncier kon ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci leeral yi nga xamante ni indi na ko ci problème mu suuf soosu lee nekk ca Guéréo di remercier Léon Paul Mendy bi nekkoon ci machine bi di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu site internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain inchallah. ku ne suñu Sénégal neexul danga yenu loo attanul ku ne suñu Sénégal neexul danga bëgg loo moomul ku ne suñu Sénégal neexul danga nopp ku la nobul ku ne suñu Sénégal neexul danga digge loo mënul boo bëggee ku borom alal yi dëkk nga dëkk te yow amagoo alal ne boo bëggee lu borom alal yi sol nga sol te yow amagoo alal